Score. Let's turn to this report for more. Fans celebrated as though they'd already made it through to the final. And it was thanks to one man, Robert Lewandowski, who scored all 4 of the night's goals for the home team. The first came just 8 minutes into the match. Then, after the break, Lewandowski made history by becoming the first player in a European competition to score a hat-trick against Real Madrid. He followed up 2 more successful shots with a penalty kick. Robert played a superb game. 4 goals in a Champions League match. I've never even scored that many in practice. Outstanding. The win helped Dortmund soothe the shock over the loss of Mario Götze to rivals Bayern. To turn such a negative piece of news into that, and then the second half totally epitomized what this team is all about. And without the support the fans gave us, it wouldn't have been possible. Definitely not. Real's upset came a day after Bayern trounced Barcelona. It was a punishing week for Spanish football. You cannot just buy a moment, you know. But the reality is that in this match, and I don't speak, of course, about the match of yesterday, in this match, the best team won. For Dortmund, the partying went on into the night. The Spaniards are now pinning their hopes on next week's return fixture at home. Well, that's all in sports. Back to you, Aissatou. Before we go, I learned that some people were very sad over the Madrid loss. Yes, yes. And you included? No. Well, thank you, Fatu. And before we end this edition of the news, a quick reminder of our headlines. Mayor Yankuba Koli and 24 councillors have taken their oaths of office before an audience of cabinet ministers, National Assembly members and local dignitaries. International social security technicians and their local partners are meeting in Banjul to discuss the situation analysis of high-risk industries in Africa, good practices and solutions to reducing hazard exposure. U.S. investigators have widened their probe into the April 15 Boston Marathon terror attacks, with questions raised as to who inspired the Tsarnaev brothers. And German MPs are haggling over the decision to ban the far-right NPD party after a member of the group was accused of being behind a spate of racially motivated murders. That's all in this edition of the news. Thank you very much for the pleasure of your company. Enjoy our programs. mbooloo mi ñu leen nuyu seen tur ak seen sant waaye leen dalalaat fii Gambia Radio and Television Service fan yii yëpp ñu ngi waxtaane li nga xam ne mooy swearing bu Alhaji Yankuba Koli mi nga xam ne Lord Mayor Kanifing waaye nag tamit victory celebration bi nga xam ne moom la ñoo amal KMC kon nag wax nañ ne dimanche bëre mooy am kon nag ma toog fi waxtaan fii ak ñi nga xam ne sumay kilifa waaye kii nga xam ne mooy Abdoulaye Bojang ñu gën ko xamee si Abulo ak kii nga xam ne mooy Alhaji Abdul Silon ak kii nga xam ne mooy Kaba Baas dinañ fi am Alhaji Kebe Suso moom it dina ñëw su nu waxtaan bi demee rek moom it dina bokk si wax li nga xam ne moo ñu fi teg tey kon nag asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Njomona safio kambon ka intino di tele di watawe. Ulko tutade ka sanken kueti kaiga katumbe ka bajak tienda timase. Ulko kunu safi bukana tu, ulko kunu wonke Gambia tu manji puru. Kankan wan manje na wabajom kalina kaiga kabajobo kusuma kanji jukum. Bara wono tumbere ge woe mulko kunu wonke kuyega ke Gambia tu manji bil. Kanka ure wahweti anfano. Anwait anfano ulatun mawa buno malto. Umonta beka eka wahwe furedi unwana nukana mambu kana tuku puru manku manmeti anfana upoba wana kane mafam so kate wahola na puito rek ino bukana tu fojito manjibi muru kena
malagen uwe purubu kana kan manje enda election enu purami yonu jami kanilay mu kana bona jukma bukana kuja na konta nane bawe po wankonen KMC fo kana programme ci lay kaygak bala be ma dimanche ul kok nu wonke jena bora dim kana ke bobu tu miji puru kuyegak wan manje wanu kana len kabri no woto mbe kabaja mbe min fo kan jang mbal konton na mbe la moy kan ñon tumo akamunta ko mbijang puru ka celebration la kuole kacha wole ma mbota election min kono ngalon ne ko tata nun kanila nga programo ke je ba kontanta wo programo kono inata murundi nang iko mbakele KMC fana wo program kilingo mi alon kontrol be ngalon ne alhaja eji jame ay minke imbanko e fonsa julojo so mbe nyobornal mume be kumandila nang pru be finti nang yena abe kala min tole buba son na baye kuto min bije nyoboro be kala jelto an ni ala kitita fana ke ba fong be tan leje so mba folo mo be finti nan nyobornal ibe na yena ma be nyim bengoto bengo mi alon ko bengo kuma tabake bare mbe mol kumandila ni bina fana e se futaje talan saba ebe federation o tarlaje nyim federation o wala be ila itol tala barabe kala fenete mi alon ko momo ini la groupe o min nate be wala safela amanke ko idam makmo so nyimbe kala groupe nata ibe to safela ibe federation o tarlaje wati jimalem talan saba mobe finti be fo nyin kol mume be kumandila nang mi alon ko itol fana ini la nyobore na bal min alon ko ke fenan kanela be kumandila pour ye fenan yena ngaben koteke etol yalon ne nintol ni benta akadia nyamen mbe fana kumandila pour na yen taram fana la KMC jang nga jibe mimbe kala champion oti jang ala baraka folo okay baraka Abdoulaye Bojang kim nga xamne moy Oncle Silon mbur dafa am solo soo ko seetloo daanaka dafa bokk ñu si suñ cosaan kon nag bés bi lan nga ñaax mbur yi seen bopp ak nit ñi. waaw maa ngi nuyu ñëpp rawatina ñi ñuy seetaan ci jamono ji li ñu fi tax a teew Dex officer Alhaji Abdoulaye Bojang wax na ko mooy victory celebration ndax ñu ngi jógee ci local government election xam ne councilor si tànnale nag Lord Mayor ñi ngi ci war a tànn ñëpp ñu ne nag président jóg ne def leen di defal celebration mu defee ko kanin laay ku nekk gis na nam réye woon nam xumbee woon nam bare woon nit mu ne loolu du doy nañ ko defaat fii ci KMC programme bi nag biñ ko tëralee ne dañ ko defee KMC ñu ne dinañ ci boole bëre bi kañ la dimanche la fan la ci booba zone waaye nag li ci am solo rek mooy mbër yi teel a ñëw du bëre buy war a guddee bëre bi na tàmbalee ñetti waxtu bon mbër yi ñu ngi leen di ñaan ñu teel a ñëw ci bëre bi balaa lu weesu ñetti waxtu su ñëwee ci seen groupe yi ñu bokka wala ci écrit yi ñu bokka ñu dal di registré leen comme référé si ñu ngi fa ñu binda seen i tur mbir mi bëre bi ñu bëre Kanilaay nu lu mel moom la ñuy bëree fii du nekk yeneen façon yu bëre yi ñoo bëre olympique de bëre boo xam ne soo daanelee nit daaneel bu wér laa war a doon comme ni ma ko war a mun a faram-fàccee mooy bëre promoters yi ñoo def xam ne 4 avril su sa ak sa loxo laalee suuf rek ñu ne daanu nga du façon yu bëre bi de bëre bi niñ ko bëree Kanilaay xam ne yow mi daaneel dangaa daaneel bu wér daaneel bu set ki daanu sax dina xam ne moom daanu na waaye laal suuf wala sa rek ñu ne daanu nga loolu du bëre bii bon koo xam ne seetaan nga bëre Kanilaay nam demee bëre bu mel nii laa ñu mooy pure traditionnel bëre cosaan niñ ko daan defee di roofoo di njata libi di kalang bëre façon yooyu lañ bugg a delloo si waat dinañ bëre olympique ci yeneen fànn yi yooyu ay promoters ak i competition waaye especially this one bu mel ni Kanilaay la bëre cosaan propre nañ ko daan bëre démba suñ maam yi bëre boobu la ñoo def et su bëre bi jeexee nag léeg-léeg mbëri ñëw ne waaw fédération bi lan la ñoo fay lii dafa mel ni juddu réew mi la yëfi réew mi la national issue la da ngaa ñëw bëre waaye ku nekk xam na ne président su ootee surprise yi mu dee def loolu moom na nga bëre rek sa wërsëg lu mu jot lu mu am di nga ko am lu ñu jagleel itam pour mbër yi dinañ leen ko jox su président kontaanee léeg-léeg nga gis mbëri
mbër bëre boo xam ne président fi mu toog dafa kontaan mu jékki-jékki oola ñëw yëkkati enveloppe jox la lu nekk ci enveloppe bi